wéeru jaamu yàlla sax ci xam-xam la te yaakaar naa ne sëñ bu mag bi saa bu doon wax ak ndaw ñi lu mu bind rek jagleel ko ndaw ñi wala xaside yu bari yu mu bind saa buy wax ak ndaw ñi rek lim leen di njëkk a soññ wutum xam-xam la parce que jaamu yàlla sax bu ca xam-xam amul yow wóoru la ndax la ngay def sax jag na wala jaar na yoon te genre manifestation yi genre activité yi day wane ne ndaw yi murit ñu ngi teggi yenn xeetu tuuma yu ñuy faral di teg ci yoonu murit naan wut xam-xam ñoru leen sëriñ bi nangam kese moo leen ñor kon genre daje yi day weddi tuuma yooyu daf koy teggi day firndeel ne ndaw yi murit xam-xam ñor na leen ñu ngi ciy dox di ñaan nag tamit ndaw yëpp ñun ñëpp ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax luñ fi waxtaane sëñ bi def ko ay yiw delloo ñu ko ñun ñëpp di ñaanal tamit ki nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi mu Cheikh Mouhamadul Muntaha yàlla na fi yàgg lool ba lépp li nga xam ne am na ko yéene liggéey ko ci yoon bi mu mën ko motale moom tamit bu loolu weesoo di commencer ci def yenn précision yu ndaw ci thème bi parce que bu ma juumul thème bi ñu ma mujjee yónni reformulation bi dafa xaw a changé tuuti moo tax ci noonu la ñu tënk suñu plan thème bi ñu mujjee yónni mooy le mouridisme une voie pour une sortie de la domination et du sous-développement yaakaar naa thème boobu lañ ñu mujjee yónnee te ci thème boobu lañ sukkandiku bind li ñu bind beneen précision mooy ci biir waxtaan bi danañ joxe impression ne ci sëñ bi la ñuy wax ne moo tax sax moo mouridisme ci biir formulation bi dama ko xaw a remplacer terme boo xam ne dama ko jëlee ci yenn chercheurs yi mooy le bambisme lu tax ma def loolu boo xoolee lépp sëñ Touba mouridisme la waaye lépp luy woote mouridisme du caagino dafa bokk ci sëñ Touba moo tax boo nee mouridisme di nga ci ëmbaale yoo xam ne sax ñu ngi wooteewu sëñ bi fekk bokkul ci li sëñ bi bàyyi woon fii mu ngi mel ni tey ñu baal ma ci misaal yi may jël rek boo nee pour ñi def philosophie xam nañ li may wax boo nee la philosophie platonicienne ak nga ne le platonisme la philosophie platonicienne mooy lépp li nga xam ne Platon jàngale na ko ba ñu wóoru ne moo ko jàngale boo nee le platonisme nag mooy lépp luy woote woo di mbubboo Platon te lii mbubboo Platon mën na am lu ci bokkul lu ci loo xam ne ñu ngi ko ciy boole moo tax boo xoolee kenn ku mel ni Karl Marx bi dundam di jeex à la fin de sa vie dafa def déclaration bu jaaxaloon ñëpp ne tout ce que je sais c'est que je ne suis pas un marxiste pourtant doctrine bi turam la yor mu ne tout ce que je sais c'est que je ne suis pas un marxiste parce que dafa seetlu woon ni am na ñu doon wooye seen bopp ay marxiste def une réappropriation de sa doctrine di ci wax loo xam ne moom du loolu la jàngale woon moo tax nag souvent ci suñuy références yi ñuy joxe ci waxtaan bi lu ci ëpp ci sëñ bi rek lay topp comprendre leen ko noonu xam ne lu ñu wax ci sëñ bi rek mooy ñun noonu lañ dégg mouridisme incha allah suñu plan tamit nii la tëdde bu ko waxtaan bi nangoo dinañ waxtaane d'abord mouridisme et domination nag il y a plusieurs formes de domination bëri nañ lool dinañ wone ñett lañ ci tànn waxuñu ne nag ñett yooyu moo am mais ñun ñett lañ ci tànn ñett yoo xam ne dinañu wone ci contexte bi yoon bi juddoo ñetti xeeti domination yooyu nan lañ fi newee woon gàllankooroon lu bari ak nan la sëñ bi ak yoon bi mu teg ñëwee fexe bu génn xeeti domination yooyu bu loolu weesoo après ñu wone ne xeetu domination yooyu sax boo xoolee conséquence logique bi mooy sous-développement parce que bu ñu la nootee rek daanaka ci sous-développement ngay dëkk sous-développement nag dafa laaj déggin mën na bañ a nekk sous-développement matériel souvent bu ñuy wax dañuy jàpp ne sous-développement wala développement lépp affaire de matériel la le concret non sous-développement mu ngi commencer ci xel moo tax développement tamit ni mu amee développement matériel la amee développement spirituel ak moral après dinañu wane nan la mouridisme doone ab solution ci sous-développement
donc loolooy plan bi bu fekkee dafa waroog lenn ci li nga xam ne nit xaaroon na ko ñu ngi ci tuub bu baax a baax a baax. Mouridisme ak forme de domination ñetti forme de domination yi ñu tànn wane ne mouridisme ci contexte boobu la juddoo mooy ci niñ leen tuddee waxuñu ne noonu la tudd mais ci niñ leen tuddee pour yombal suñu wax le pouvoir temporel interne d'abord xeetu domination bu fi nekkoon la pouvoir temporel interne ñu ngi ko jàppe lan mooy royaume yi fi newoon doxalin yi nga xam ne moo fa amoon njiit ya fa newoon ni ñu doon doxalee xam ne àdduna kese leen ñoroon jaaraale ci noot ay doomi aadama yor yenn xeetu doxalin yoo xam ne dafa waroog lépp loo xam ne diine daf ko jàngale dominer askan bi dominer ay nit di leen teg ay fitna ak lu ne waxuñ ne royaume yëpp la woon waxuñ ne roi yëpp la woon mais loolu amoon na fi ab xeetu domination la te loolu xeetu domination yooyu boo xoolee li ci jiitu woon mooy benn minorité moo fi newoon ay buur yor ay privilèges di exploiter benn majorité boo xam ne ñu ngi leen di tuddee ci kàllaamay nasaraane léegi le bas peuple souvent loolu la ñuy wax le bas peuple ñu leen di confisquer seeni biens seeni am-am di ko jël di leen toroxal di leen teg fitna ci pouvoir boo xam ne ñu téye woon pouvoir temporel boo xam ne amul dara luñ ko mën a justifier lu dul ñun ñoo yor doole bu ñu neexee teg leen fitna jël seeni moomeel luñ bëgg ngeen def ko yor xeeti doxalin yoo xam ne ak askan yooyu fi ne woon tey mën nañ ne c'était des pratiques déshumanisantes loo xam ne doomu aadama boo bëgg doo ko teg te loolu lépp ci bëgg téye nguurug àdduna pouvoir temporel lan mooy firndeel loolu sax boo demee ci yenn royaume yu mel ni royaume Kayor wala Bawol li may wax nii du samay wax Cheikh Anta Diop wax na ko ci civilisation et barbarie ku ñuy wax Tamsir Anne ci benn téeréem bu tudd l'Égypte ancienne sève nourricière des cultures africaines moom tamit wax na la même chose donc du samay wax ñoom ñoo ko wax nee nañu ci bëgg a téye nguuru àdduna ak noot askan rek am na ci yenn buur yoo xam ne boo demee ci Kayor wala Bawol dañ doon def yenn pratique yoo xam ne dafa woroog waxuma sax islam rek mais dafa woroog sax moral xel sax mënu ko nangu parce que yenn ci ñaari royaume yooyu souvent c'était des royaumes yoo xam ne lignée matriarcale la woon pour nga dond sa yaay def ci waroon bokk du question sa baay moo ci war a bokk mais sa yaay def ci waroon bokk ci jigéen ñi daal la woon dondante bi ba ci am roi yoo xam ne nag ñenn ñi pour accéder au pouvoir daf leen doon jaral parce que bu dee par exemple man maag sama rakk bu jigéen ñu nekk fi ci royaume yooyu ay doomam ñoo war a jël pouvoir bi pas man parce que ci jigéen lay jaar am na ci roi yoo xam ne nag pour mën a hériter du pouvoir rek noot askan bi daf leen doon jaral ñu takk seeni rakk yu jigéen wala seeni mag yu jigéen loolu comme ni ma ko waxee ku liir Cheikh Anta wala Tamsir Anne di nga ko fa fekk du samay wax takk seeni rakk yu jigéen seeni mag yu jigéen rien que pour téye pouvoir bi mën a noot askan bi ci biir cour royale yooyu tamit lañ demoon bo alxuraan ak diine xam ne suñ borom ñépp la ko jagleel ñu demoon ba def ko mbirum aristocratie Sëñ Tuubaa boo xooleem moom dafa ñëw démocratiser le savoir waxul ne xam-xam kii a ko yelloo kii a ko yelloo yéen ñépp la wax dem leen wuti xam-xam newul kii moo ko moom wala kii doomi diw moo war a wut xam-xam déedéet xam-xam ñépp a ko yeyoo loolooy démocratiser le savoir nag boo ko démocratiser wul da nga koy def mbirum aristocratie jàpp ne ñenn ñi ñoo koy yelloo ci biir royaume yooyu loolu dafa amoon surtout ci njàngum alxuraan boo liiree ku mel ni sëñ Sàmbay yàlla na yàlla dolli yërmande ci moom mu ngi wax ci benn téeréem ab conférence la bu ab disciple am traduit def ko téere Cheikh Ahmadou Bamba et le soufisme mu ngi wax ne alxuraan demoon na ba ay jamono lii yëpp avant sëñ bi di ñëw la contexte lañ nekk rek alxuraan demoon na ba ay jamono dañoo demoon ba ñu baal ma ci kàddu gi xaw ma nan laa ko mën waxe
dañ ko doon doyadal teguñu woon ko place am joxuñu woon ko cëram. ay nit ñoo ko mokkaloon au lieu ñu def ci li leen seen borom sant li borom bi santaane mbirum privilège lañ ko defoon mbirum aristocratie ak wonewu dafa demoon ba orgueil la doon def ci nit ñi ak rëy te alxuraan boo koy jàng ak woyof la war a def ci yow wala def ak rëy ci yow ndax doomu aadama bu rëy du dugg aljanna. ñi ko doon jàng nag jamono yooyu ànd ak buur yi nag ndax buur yi ñoo leen joxoon cër yooyu noonu tey buur yooyu ñoo leen joxoon cër yooyu dañ doon dem ba ci def ay compétition yoo xam ne par exemple am na ci ñaari xeeti compétition ci wolof ñu koy wax waññ ak laawaan. mooy lan bu dee waññe bi compétition bi lan la woon ñi ko mokkal ñu jàppee woon leen ay kàngam joxoon leen privilège yoo xam ne alxuraan bañ jàng jëfewuñ ko sax bañ leen di jox privilège yooyu da ngeen di ñëw toog ab géew ñu géewal leen sabar yi taxaw ñu joxe benn baatu arab alxuraan bu nekk ci alxuraan ngeen di concurrencer kan moo xam ci ban saar la ne relevé ci occurrence yépp ku gañe ñu defal la ay distinction voilà nga xool xale yu jigéen ñi ci gën a yaañ nga tànn ci alxuraan loolu lañ ko doon jëfandikoo noot askan bi ci loolu dem nañ bo ñi nga xam ne ñoo ko moomoon ñoo amoon yenn privilège yoo xam ne yow bu doon benn saar nga mën wala ñaar sax dañ lay beddi teg la fële loolu laay wax des pratiques déshumanisantes joxuñ woon doomu aadama yi seen gëdd teguñ leen woon fenn te loolu lépp nag ci bëgg a noot nguuru àdduna rek loolu mooy pouvoir temporel interne ñu ko doon fekk ci royaume boo gisee ma jël ñaar royaume yooyu nag sëñ bi daanaka dundam boo ci boolee Jolof ñetti royaume yooyu la woon Kayor Bawol Jolof loolu mooy pouvoir bu jiitu bi fi nekkoon bi nga xam ne moom laa tuddee pouvoir temporel interne bi nga xam ne ab domination la woon ci kaw doomi aadama yi lu ne ñu teg leen ko ñaari pouvoir yi des benn bi maa ngi ko tuddee pouvoir temporel externe yaakaar naa moom la ñëpp gën a xam ndax li mu jëflante ak yoonu murid muy colonisation ak nasaraan yi bi ñu ñëwee seen objectif yëpp comme ñoom ni ñu koy waxee ci boppam sax daanaka téere boo ubbi buy wax ci colonisation di nga ko ci gis c'était d'assimiler le peuple domination nag bu ñu koy wax ci colonisation domination physique la ay torture yenn xeetu maltraitance yu bari domination culturelle mentale spirituelle si vous voulez ak religieuse parce que ñoom seen missionnaires yi ñëwoon sax dañ doon wax ne dañoo ñëw pour évangéliser askan wi dugal leen ci diine goo xam ne ñoom xamuñ ko bëgguñ ci woon bokk sax nag te loolu pour ñu réussir ko il fallait que les structures mentales yi fi newoon maanaam suñu xalaat suñu aada suñu cosaan suñuy racines il fallait que ñu effacer loolu lépp te mën nañ ne sax xaw nañ ko réussir ndax boo xoolee ba léegi sax ñun ñi nga xam ne nee nañ abolir nañ esclave depuis xaw ma kañ ñun ñi nga xam ne ñu ngi 21e siècle sax daanaka ñu ngi dund ndax structure yooyu nga xam ne dañ ñu ko forcer daanaka ñu ci bëri tey mënuñu génn ci structure yooyu nga xam ne tubaab bi forcer nañ ko bu implanté te dinañu wane ne effectivement loolu la ñuy dund ba léegi ñoom looloo ne woon seen objectif te pour ñu réussir ko dañoo ñëw jël ñoo xam ne dañoo bokkoon ci ñun dugal leen seeni école former leen pour ñu ñëwaat ci askan bi formaté leen école boobu ñu ngi ko tuddoon l'école des fils de chef ñu créé woon ko ca Ndar jël ay doomi buur ak ay doomi kilifa dugal leen fa jàngal leen nasaraan ak culture tubaab parce que bu ñu naan jàngal nasaraan ñi dañuy jàpp na dañ lay jàngal kàllaamay français kese non non ab langue ab kàllaama bu ñu la koy jàngal ñu ngi lay jàngaleel culture bi mu àndal yow boo jàngee ab langue ba maîtriser ko très facilement nit ñooñu moom langue bi ni ñuy xalaate yow noonu ngay xalaate da ngay xool Sénégal rek ñu ci bëri daanaka dundu tubaab lañ yor sous prétexte que dégg naa français rek voilà dama war a xalaat ni tubaab yi di xalaatee conception de la vie bi ñu am man moom laa war a am boo xoolee dëkk bi looloo fi ne
booy doxaleen nenn ñi sax loo xam ne c'est voilà sénégalais moo ko moom suñu racine la sax dañ leen naan yow ab dof nga booy xalaate comme tubaab bi ñu ne aka tubaab bi aka civilisé loolu lépp nasaraan yi moo ne woon seen objectif ñu teg ko nag boole ci di xeex diine di xeex suñu tradition yi fi ne woon liir naa ci benn rapport ci doomi kilifa yooyu ne woon doon fréquenter école fils des chefs yooyu muy def benn rapport ci murid yi mu ne ñoom dañoo demoon bo gëmloo askan bi ne ku jàng jaar école nasaraan yeewu nga nit nga civilisé nga ku fa duggul nag ab dof nga kenn ci doomi Sénégal yi fa jaar mooy bind di wax ci murid yi lii moom moo ko wax waxuma ko mu ne gëstu nañ boo gis ne ñi ñuy wooye murid yi ay dofa ci ëpp xamuñu yeewuñu daanaka seeni doxalin sorantewut ak doxalinu mala askan bi ñi ci gën a yeewu mooy ñu néew ñi nga xam ne jaar nañu école nasaraan ku dem archive di nga ko fa fekk archive du Sénégal mu wax lool mu dolli ci ne ñi nga xam ne sax dañuy gëstu nekk ci école arabe parce que ñaari école am école arabe wala école de tradition occidentale mu ne seetlu nañ sax ñi ne ci école arabe ñi ci xaw a jàng tuuti nasaraan ñoo ci gën a yeewu lépp voilà mu ngi nii di ma woon lettre bi nii mu ne lépp mu ne ñi ci xaw a jàng tuuti nasaraan sax ñoo ci gën a yeewu ñi nga xam ne nag école arabe kese lañ jaar ay dof lañ loolu la rapport am doon wax ñu gëmloo nit ñi nag dëgg-dëgg ne pour nga yeewu pour nga nite da nga war a jaar école nasaraan loolu lépp tubaab bi xeetu domination bu mu bëggoon teg la te réussir na ko daanaka avant sëñ bi di ñëw occupé yenn royaume yi dinañ ci ñëwaat tubaab bi réussir woon na loolu lépp loolu nag lan la mujjee créer gëmloo nit ñi loolu dafa mujjee créer lu ñuy wax complexe de supériorité boo seetloo ci suñu askan yi boo léegi dafa am ñi ci jaar école nasaraan souvent ñu ci bëri waxuma ñëpp dañuy jàpp ne ñoo gën a yeewu nit ñi ñoo leen gën a muus ñoo leen ëpp xam-xam école nasaraan laa jaar de waaye loolu moo ci am ñu ci bëri noonu la ñuy xalaate boo waxee sax pour justifier loolu ñu ne nous les intellectuels ñoom pour ñoom jaar école nasaraan mooy intellectuel loo wax ñu ne déedéet du noonu bëgg a forcer nit ñi des modèles de pensée des canaux de conduite yoo xam ne ñun xamuñu ko wala dafa réeroo ak li mag yu baax yi jàngale complexe boobu lay créer tey suñu société yi sax boo xoolee ni mu doxee daanaka balaa ñuy mën a ormal nit jox ko cër rek ñu ne ak a dégg tubaab buy wax français bu kii rek ñu ne laay ak buy wax tubaab rek nga kontaan teg ko foo xam ne li sëñ Tuubaa wax masaalikul jinaan rek teg na nit foo xam ne boo demee ci yàlla sax ëpp fa daraja ab golo te ci ñu société yi li ñu ciy tegee nit mooy jaar na école nasaraan moom de ko ab tubaab la ni tubaab yi xalaate lay xalaate loolooy complexe de supériorité jàpp ne yaa gën nit ñi ci ne école française laa jaar loolu la créé bu ko defee nag ñi jaar ci école français dominer ñeneen ñi te malheureusement comme ñun français yi ñoo ñu coloniser ñi jaar école nasaraan ñoo fi ëpp donc boo xoolee daanaka ci seeni xalaat seeni mbind moom la ñu bëri di jëfandikoo pour nee nañ jéem a jëmale réew mi. bu ñuy wanee ni mouridisme ne solution dinañ wane ne looloo tardé réew mi sax nag jëmale ko kanam donc complexe de supériorité te loolu comme ni ma ko waxee sànq complexe de supériorité boobu dafa dem nag léegi boo gaa yoonu murid xeex na ci lu bëri ba dindi ko mais dafa am lu ci des yu ñuy wax ay résidus mu des fi ba léegi da ngay xool par exemple ci man mii di wax mënu ma wax daanaka ñetti baatu olof te duggoon lu ma ci tubaab mooy kon am na résidus yu des mu ngi fi ba léegi ci suñu xalaat ci nit ñuy doxaline ci nit ñuy doxee ci nit ñuy soloo parce que ñi ñi jàpp nañ ne solo du dara mais solu dina firndeel parfois autonomie ak émancipation culturelle te yoonu murid def ko indi dinañ ko wane léegi da ngay xool ndaje yi ñuy wax ay rencontre scientifique comme yu ci xeetu yu mel nii da ngay gis ñu organiser ko Sénégal ñi ñuy woowee intellectuels yu mag yëpp daje ñëw waaye africain ñëpp ñëw dóor ay costume cravate
surtout Sénégal ñëpp dañu ñëw dóor costume cravate tubaab bi war a ko fekke ñoom tamit ñëw dóor costume cravate yow yaa ngi leen di jox image boo xam ne yaa ngi leen di dugal seen bopp yi ne maanaam yow amoo dara loo xam ne c'est quelque chose qui t'est propre ngay solo ni ñoom di leen ko wan loolu yëpp ay xeetu domination yoo xam ne la ci xel yi la ne domination culturelle la spirituelle morale te bàyyiwuñ ci xel dafa dem boo jur ko ci jamono ji nekk nii mu bëri lool ci ndaw yi te dinañ wane naka la yoonu murid nekk solution ci lool ak naka la ko xeexee dindi ko bu pouvoir boobu weesoo temporel extérieur occident dafa am beneen xeetu domination bu amoon tamit mun nañ ko tuddee temporel extérieur oriental wala ñu tuddee ko islamique bon pas islamique mais arabisant parce que li nekk ci ñi jaar école nasaraan complexe de supériorité boobu dafa nekk ci ñenn ñi jaar ñi nga xam ne ci école arabe kese lañ jaar li may wax nii nag du pour ŋàññ diine dama bëgg ñu def distinction entre culture arabe ak culture islamique tout ce qui est arabe n'est pas islam parce que am na ay arabe chrétien am na ay arabe juif c'est très important loolu nag bu ma ko wax mooy maanaam nasaraan yi contexte bi mouridisme juddoo niñ jàppe woon nit ku ñuul dooye dal ko xeeb ko ba jàpp ne mënul xam dara du nitu dara bëri na ay penseurs tubaab yi ko wax ci penseurs orientaux yi ñoom tam am na ñu yoroon xalaat yu mel noonu bu ci léegi sax ci réewu arab yi bëri na ci ñoo xam ne teguñu nit ku ñuul fenn kenn ku mel ni par exemple Ibnu Khaldun day wax lu doy waar ci nit ñu ñuul ñi c'était un voyageur un géographe historien tukki na dugg fu nekk réew yu nekk xool seen culture nu ñu doon doxalee nu ñu doon gëstoo nu ñu doon dunde ci héritage bi mu fi bàyyi lu mu bind mu ngi naan doomi aadama yu ñuul yi de jot nañ fa dem moom mooy wax ay waxam la mu ne jot nañ fa dem waaye jarul sax wax ju bëri parce que ñooñu moom daanaka sax duñu ay nit jarul ñu leen di accordel wax ju bëri nañuy dundeek nañuy doxaleek nañuy jëfee ñooñu voilà mala yi lañ gën a jege ab arab la lu gën a jege ci ñun ci lu gën a jege ci ñun en 2008 la xaw ma 2012 biir Arabie Saoudite Makka bi nga xam ne moom lañ def point focal islam dañ fa tànnoon am njiit imam pour mu jiite jumaa ju mag ja ku tudd Adel Al Kalbani ñu tànn ko muy nit ku ñuul biir Makka pour mu doon ku fay jiite ay protestation am ay nit ñu bari génn ne duñ ko nangu teguñ ko ci amul xam-xam teguñ ko ci diine motul teguñ ko ci ne moralité am des na ci lenn lañ ko teg nit ku ñuul la kon waruñu jiite très récent biir Arabie Saoudite bi ñuy naan mooy point focal islam nga gis ni ñu xeebe nit ku ñuul niñ ko doyee dale jàpp ne ci diine sax ak gëstu yoon wi ak xam yàlla sax nit ku ñuul mënu ko boo demee tamit ci genn bind goo xam ne liir naa Cheikh Anta Babou ci livre am muy wax sëñ Touba et le djihad de l'âme mu ne naar yi nga xam ne sax sëñ bi dafa jëflante woon ak ñoom am nañu ci yoroon doxalin yu mel noonu mu ciy cité moom moo ko cité waxuma ko mu ne Sidiya Baba par exemple jot nañ ci yenn ay bataaxalam muy wax ak tubaab bi correspondance di leen xamal ne yéen a ngi nekk Sénégal sonal lool Ahmadou Bamba ak nit ñuul yi ne foofu da ngeen di perte temps ñooñu jaruñu ko da ngeen di tardé xamuñu lu bari ay nit ñuul lañ nga gis ne sax ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal diine gi sax dañoo xeeboon nit ku ñuul teguñu woon ko fenn wax nañ ne sax sëñ bi ba mu nekkee gànnaar ñu dalal ko fa teral ko ganam nga pour wonewu won ko ne ñun naar yi diine dañ ko téye dañ ko poñe wax na ko ba ne ko gis nga sax sama doom yu jigéen ñi dañoo fonk alxuraan dañ ko teg foo xam ne mën ko Cheikh Anta Babou ak ñenn ci yenn penseurs yi nee nañ bayit yi ne ci biir Masaalikul Jinaan sëñ bi naan nekk nit ku ñuul bu mu tax ngeen xeeb ma xeetu tontu la woon pour delloo leen wan leen ne nekk nit ku ñuul
taxul yow mi nekk nit ku weex nga raw ma ci diina wala nga raw ma ci gëstu ba ñu ne bam ko ganam googa ñëwee sëñ bi leneen ñorutoon ko lu du suñ borom. Platon yokk ci ne philosophe dëgg kese ko ñor sëñ bi leneen ñorutoon ko lu dul dëgg. Platon dolli ci ne philosophe bi nag li gën a tax dëgg sax ñu war ko jox nguur gi pour mu jëmale ko kanam parce que soxlawul nguur gi maanaam pouvoir dañ koy jox ki ko soxlawul parce que ki ko soxlawul mooy ki ci amul intérêt kook boo ko joxee lu ci war daf koy delloo ci ña ko jox te sëñ bi soxlawutoon pouvoir temporel moo tax njàngaleem bi mu jàngale li mu fi bàyyi mën a nekkaat loo xam ne day am incidence positive ci pouvoir temporel te sëñ bi daf ko doxale daf ko bind daf ko doxale ci yenn exemple yu ndaw rek pour wone ne détachement boobu noonu teewutoon amoon na incidence ci pouvoir temporel bi ba changé woon mbir yi wane nañ sànq wax naa sànq ne alxuraan nit ñi dañ ko jëloon def ko noo xam ne kenn mënu ci jaar sax tegu ñoon ko fenn di ci caaxaan di ci fo sëñ bi ñëw joxaat gëdd alxuraan delloowaat ko place am ba pare mbirum aristocratie bi ñu ko defoon maanaam ñenn ñi doomi kilifa yi kese ko war a jàng ñoo ko mën sëñ bi dindi lool ñëpp ko war a jàng ñëpp ko war a mën ni ñuy góorgóorlu di ko jàngal ñi ko mënul loolu mooy démocratiser le savoir faire en sorte que ñëpp am ci accès parce que bëri na ci ñooñ ci nit ñi bu ñu amee as néew ci xam-xam duñ ko bëgg a bokk ak kenn parce que xam-xam bu dee yow kese yaa ko téye da ngay am privilège ku ci bëgg a xam dara yow lay ñëw laajte moom la dañuy woo leen ko téléphone moom kese ci xam am na ñoo xam ne looloo leen neex ñu leen di woo ñoom dong ñuy wax buñ foreb téere boo xam ne sax mën nañ ko séddoog nit ñi bokk ko nit ñi ñu téye ko ñoom kese comme ça kenn du ci jot buñ soxlaa ko ci waxtaan rek ñu woo leen du ñu woo keneen maanaam di ci wut privilège te loolu sëñ bi jàngale na ne xam-xam non seulement da nga ko war a xam di ko jëfe mais da nga ko war a xam di ko bokk ak nit ñi démocratisation du savoir donc loolu bokk na ci méthode bi sëriñ bi adopté woon yoonu murid adopté ko ngir émanciper ñi nga xam ne dañ leen doon doyadal teguñ leen woon fenn nettali nañ ma liir ko ci ay livre Cheikh Anta Babou bind na ko ñeneen bind nañ ko ñu ne ci ab xeex bu amoon entre ñaari pouvoir ñaari royaume ba ñu daaneel benn royaume yi dafa am benn buur bu ñëwoon ci sëñ bi yor ay esclave loolu benn ci version yi la parce que ay version la yor ay esclave ñëw pour jébbalu ci li ma liir ñu ne ko sëñ bi ne ko balaa may nangu sag njébbal sa jaam yii xam ne dañoo mokkal alxuraan nang leen libéré génn seen ak mbuumu njaamel gis nga loolu libéré nit ñi soxlawutoon mu jël arme dem di xeex déedéet daf leen libéré bokk na ci tam ci luñ doon wax ni nga xam ne moom la doon xettalee ñooñ nga xam ne dañ leen nootoon rawatina esclave yi wala ñi nga xam ne dañ leen xeeboon ci ne dañoo bokk ci tel askan li ñuy wax d'accord li ñuy wax affaire caste ñooñ ñëpp tam sëñ bi xettali leen ci doxalinam méthode am ba génn leen ci xeetu domination yooyu nga xam ne dañ ci nekkoon bëri na exemple yu ñu ci mën a indi mais dañuy sauter étape boobu dem direct ci naka la yoonu murid effacer un peu le pouvoir temporel externe occidental parce que waxtu bi daf ñu xaw a xoj pouvoir temporel occidental bi sëñ bi ni mu ko xeexee loolu yaakaar naa ñëpp xam nañ ko méthode bi mu njëkk a adopté méthode bi mu adopté woon fee la d'abord défiance soxlawuma dara ci àdduna loolu la njëkk a adopté mais teewul ci biir xasida yu bëri muy xamle ne moom ci jihaad la ne jihaad nag boo ko waxee ñi jàngul ñi mel ni man danañ jàpp ne jihaad mooy jël ay arme xeex rayante sëñ bi def précision ne moom jihaadam mooy xam-xam ak jaamu yàlla te ci lool noonu la sukkandiku ba xeex ak pouvoir temporel bi externe l'Occident bu jëlee leen fi ci anam yu bari nag anam yi bokk na ci le culte de la paix le culte du pardon
njëggal parce que lu ne teg nañ ko ko. am na kenn cax ci gouverneur yi fi na woon bind ab rapport gouverneur u Diourbel la woon ne Cheikh Ahmadou Bamba disposait d'une force boo xam ne amoon na les moyens pour xeex ak nasaraan yi mais dafa décider par un réalisme pragmatique bàyyi voie boobu xam ne du voie boo xam ne jàmm lay jur mu adopté le culte de la paix et du pardon jëflante ko ak nasaraan yi ay at ba bi mu demee bo biir Bawol mu wëy di xeex ak nasaraan yi pas ci utiliser ay ngànnaay mais ci xam-xam ak jaamu yàlla ci naka boo xoolee par exemple sancuk Diourbel ak quartier Mouride yi quartier yi ñu sancoon tey boo demee Diourbel moom la ñuy wax kër gu mag ni ko Mouride yi sance ni ñu ko occupé d'abord il y a une occupation géographique accompagnée d'une reconfiguration culturelle de l'espace Mouride yi ñëwuñu rek sëñ bi ñëwul ànd ak cheikh am yi rek ñu occupé espace bi bàyyi nasaraan bi muy def lu ko neex parce que nasaraan bi mu ngi doon wëy ci assimilation bi mu nekkoon pour génne nit ñi ci seen racine ak seen tradition mais Mouride dañoo occuper espace bi ba pare géographiquement mais di ko reconfigurer culturellement maanaam def tout ba les résidus occidentaux bañ a nekk loo xam ne day effacer ñoom seen culture ak seen ak jaamu yàlla ak seen ak gëm yàlla. benn exemple rek bi ñuy taxawal jumaa yi kër gu mag bu njaareem chercheurs yi nee nañ boo xoolee ni ñu ko bindee architecture bi architecture mosquée empire ottoman yi la. ottoman moom lañ jël modèle boobu modèle turc bi moom lañ ko tabaxee alors que à l'époque Afrique de l'Ouest modèle Moyen-Orient lañ doon jël. Mouride yi décidé jël modèle turc bi ci interprétation yi ma gis te man gëm naa interprétation yi moom laa sukkandiku moom laa gëm nee nañ loolu buñ jàpp ne rek question de dañoo bëggoon voilà dafa rafetoon yu modèle turc yi rafetoon moo tax Mouride di jël ko déedéet. à l'époque moment bi ñu taxawal jumaay njaareem l'empire ottoman était en guerre contre l'empire français. Français yi dominé ñu nekk fi occuper espace bi sëñ bi décidé construire modèle wu mosquée ottoman yi nekk di xeex ak français yi c'était une forme de lutte symbolique ku yeewu rek gëstu xool di nga xam ne kii mu ngi xeex ak nasaraan yi ci beneen anam mu ngi xeex ak pouvoir temporel externe ci beneen anam de manière symbolique de manière détournée. parce que comme ni ma ko wax rek bu ko neexoon mu utiliser armes yi ndax nasaraan yee ko bind ne amoon na les moyens il disposait des forces humaines pour xeex ak ñoom mais defu ko méthode boobu la adopté le culte de la paix et du pardon loolu la ñu jàngal te yoonu murit noonu la lawee tey boo gisee yoonu murit bëri na ci loolu sëñ bi jàngale culte la paix et du pardon tey mën naa ne man dama am njort gu rafet ci taalibe yi ne daanaka ñëpp moom la ñuy doxale murid yi d'abord koo gis jàpp na ne moroomam moo ko gën humilité koo gis jàpp na ne moroomam moo ko gën li sëñ Abdoulaye doon naan ab murid bu nuyoo rek war nañ xam ne murid la da ngay xool ci murid yi bu ñu nuyoo rek orma bi ñuy joxante jawrin sëñ bi kilifa gi mbokk ku baax noonu lañ doon nuyonte loolu day bokk ci lii raffermir les liens d'une communauté te am na beneen xeetu émancipation tamit bu am ci biir yoonu murit ñu baal ma jeexale fii rapidement beneen xeetu émancipation bu am ci yoonu murit wax naa sànq domination bi nga xam ne ci vestimentaire la ci solin boo xoolee yoonu murit dafa ñëw tey suñu mbokk isbu yi nga xool ni ñuy solo ce n'est ni oriental ni occidental c'est typiquement musulman et africain sénégalais précisément tey boo gisee ku ko sol rek da ngay xam ne kii moom ci yoonu murid la bokk mais nit bu solee jàllaabe xamoo fu mu bokk
bu solee jàllaabe wala grand mbubb xamoo ku mu bokk. la preuve sax di nga gis nit sol jàllaabe wala grand mbubb ngay wax ak moom sax doo ko jox yenn cër yi da ngay naan yére olof la sol rek mais nit bu solee ab baayilaat da ngay gis orma bi ñu koy jox ak cër bi ñu koy jox. man damay jox exemple rek faralu ma di soloo nii lu bëri du may soloo nii lu bëri tey bi may xëy rek di ñëw yéeg ci car rapide bi souvent man bu ma yéegee car rapide bu ñu may laaj paas grand lañ may wax wala copain tey apprenti bi jëwriñ la ma wax. nga xool loolu nga xam ne lii c'est de l'émancipation moo tax kenn ku mel ni pour résumer rek am na yu bëri yu ñu waroon développer mais temps bi daf ñu xoj. kenn ku mel ni Léopold Sédar Senghor ñi ma xam-xam nañ ne man je n'aime pas citer Senghor pour beaucoup de raisons man Senghor du ma koy faral di citer ndax yu bëri mais ci l'une des rares fois je dis bien l'une des rares fois lu mu wax lu xel mën a nangu ba ñuy ubbi jumaay Touba 1963 dafa def déclaration mu ne Cheikh Ahmadou Bamba dafa dundalaat islam en l'africanisant en le négrifiant. Précision boobu dafa important. Pourquoi? Parce que ça permet de rappeler aux Arabes qui pensent que ñi yaakaar ne diine ñoom ñoo ko tënk ñoo ko poñe que am na nit ku ñuul koo xam ne fa mu yeggal diine fa mu yeggal libération ak xeetu xeex bi mu xeex ak forme de domination yi am yépp kenn ci kaw suuf je pèse très bien mes mots kenn ci kaw suuf mosu koo def. kon loolu la yoonu murid ci la première source mu Cheikh Ahmadou Bamba la première source man boo gisee li tax may jël référence bi foofu mooy tey bëri na ay références yoo xam ne parfois doo xam ndax ce sont des choses authentiques ou non moo tax je préfère may sukkandiku ci la première source mi nga xam ne mooy sëriñ bi. kon waxtu bi daf ñu tënk ci le mouridisme comme forme de lutte contre le sous-développement mënuñ ci yaatal bu baax lenn rek liñ ci mën a wax lu tuuti mooy développement nit ñi dañoo jàpp ne c'est matériel. réew occidentaux yi raw nañ ñu d'accord mais matériellement la ñu rawee mais raw nit matériellement taxul nga raw ko. la preuve toutes ces formes de perversion qui existent aujourd'hui ngóor jigéen yenn conséquences yi nga xam ne ay dérives des mouvements féministes la ak yeneen Occident la jóge pour dugg si ñu parce que occidentaux yi dañoo jiital développement matériel fàtte développement moral et spirituel moo tax rawuñu nit ñi dañoo jàpp ñooñu rawuñu li tax nag ñu retard parce que am nañu retard effectivement mooy depuis les indépendances les institutions occidentales ñoo ñuy wax yan politique de développement lañ war a adopter calquer ko ci seen modèle ñoom moo tax ñun boo xoolee politique yi ñu jël lépp mooy lan jéem a def tout ba développé wu matériellement d'abord tey bu ñu demoon ba am développement matériel dinañ ko regretter parce que li jiitu defuñ ko mooy former les mentalités développement moral ak spirituel donc waruñu jël ces modèles là indi ko fii pour jëfandikoo ko modèle mouride misaal la ne on doit utiliser un modèle africain un modèle sénégalais parce que modèle mouride lan la wone liy jëmale réew kanam liy jëmale doomu aadama yi kanam d'abord mooy ñu former leen gëstu wut xam-xam yar leen teggin day tax développement matériel bu ñëwee wala économique dinañ xam nañ koy yore waaye nit am na alal te xamul ni mu koy yore parce que yaruwul amul xam-xam bi pour yor ko pour nga mën a yor alal pour nga mën a yor ay nit il faut nga yaru am xam-xam bi d'abord. Le modèle mouride loolooy perspective am développement matériel spirituel et moral d'abord avant le développement matériel te bëri na ci yenn chercheurs yi nga xam ne à tort je dis bien à tort dañoo jàpp ne le mouridisme c'est du matérialisme boo ko waxee ñu jël le culte du travail ci biir mouridisme naan boo ci sukkandikoo rek dalay wan ne le mouridisme c'est du matérialisme c'est absolument faux le mouridisme n'est pas un modèle matérialiste. La preuve, en 1980,
état bi tegoon na ay coopérative état bi tegut sax yoonu murit moo tegoon ay coopérative ànd ak paysans yi ñu financé ci mbay mi affaire bi doon réussite bu mag. état ne daf koy imiter état ci boppam à l'époque daf koy imiter ndax gis na ne murit yi modèle bi ñu jël nii dafa baax. état ba mu ko imité dafa échoué te pourtant murid yi dañ ko réussir état imité ko échoué parce que murid yi la leen tënk ci liggéey du question développement matériel wala recherche loolu tënku leen c'est d'abord la volonté de servir sa communauté moo tax boo fekkee murid yi ci liggéey ku nekk def ciy sawar parce que ku nekk day naan sama askan laay liggéeyal. intérêt ne wu fa kon l'intérêt collectif lay jiital alors que le modèle capitaliste bi ñu bëgg a imposer intérêt individuel moo ko lal d'abord moo tax dans le modèle capitaliste ab minorité mooy exploiter benn majorité pauvre alors que dans le modèle mouride tout le monde est au service de la communauté di ngeen gis ay chercheurs occidentaux yu naan le modèle mouride mooy xeetu modèle bi nga xam ne ay talibé ñooy liggéey ab sëriñ di leen exploiter c'est absolument faux et les arguments des données historiques sont là pour le démontrer sëriñ bi rek bind nañ ci rapportu nasaraan yi ñoom ñoo ko bind ñu ne jëloon na lu toll ni 500 000 francs à l'époque c'était de l'argent sëriñ bu mag bi laay wax jëloon na lu toll ni 500 000 francs fekk monnaie bi dafa newoon ci crise la monnaie nationale dafa newoon ci crise bu rëy sëriñ bi moo jël ci addi yi ñu ko doon jox ak yu bëri 500 000 francs mu dugalaat ko ci pour ñu yëkkati monnaie nationale kon le marabout mouride bu doon exploiter ay nit moo ko tax a jóg du def lool ak yeneen exemple yoo xam ne mën nañ ko jël yu wane ne le modèle mouride parce que c'est un modèle boo xam ne développement moral et spirituel moo ko ñor d'abord c'est le meilleur modèle pour sortir du sous-développement parce que nit bu amul teggin bu amul xam-xam bu yaruwul développement matériel boo ko indi tam du ko jëriñ la preuve wax nañ ko fii sànq nous sommes à l'ère de l'avancée technologique mais gis nañ musiba yi muy def parce que nit ñi gëstuwuñu xamuñu dañ koy utiliser amuñu teggin amuñu yar man ak sama moroom a ci bokk yam nag kon ci gàttal loolu lañ amoon lu ñuy waxtaane lu ñuy bokk ak nit ñi ci li ñu gëstu lépp loo xam ne jaar na ci yoon ñu ngi koy sant Sëñ Tuubaa bu baax lépp loo xam ne dëng na ci wala juum nañ ci ñun la te ñu ngi ciy tuub bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf. Macha Allah, tabarakallah. De vie à l'université Cheikh Anta Diop thème bi mu doon développé di la Mouridia une forme de mën nañ ko waxee rek ne une forme de lutte contre la domination. Li gën a am solo ci waxtaanam mooy bi muy tàmbale rek dafa leeral que ni pauvre signifiewul tout simplement rek nga pauvre matériellement mais spirituellement daf see bokk. Domination aussi du domination juste rek par matériel waaye il y a une domination culturelle une domination sociale et cetera loolu yëpp day nekk ay formes de domination yoo xam ne bu nekkee ci nit ki ngir mu mën a am. taxawaay boo xam ne day jëmmal boppam moom kese ba am ci ndam waxuñu du am waaye dana jafe te foofu tamit nag la gën a leerale le modèle mouride bi ñuy wax souvent le modèle mouride te à chaque fois lu fi koy tudd ne modèle mouride ci li muy liggéey lépp li ci jiitu mooy nit ki nit Sëñ Tuubaa liggéeyam daf koo tàmbalee ci doomu aadama te fi Sëñ Tuubaa tàmbalee fala modèle yi nga xam ne ñun jàpp nañ ne moo war a doxal àdduna di mujjee ñoom ndax ñoom tàmbalewuñ foofu gis nga bi ñuy jàngale les formes d'organisation wala le management
ñoom dañoo tàmbalee si école classique dafa intéressé woon seulement si li ñuy woowee le rendement mooy nit ñi boo leen jëlee sa yoon nekkut ci li ñuy yëg ak lan doon ak li ñuy mën a def yow fexeel ba liggéey loolu leen ban il faut qu'il soit juste rentable nan am rendement rek nit ki liggéey na ba dee ba faatu sa yoon néew ci na am rendement mais plus ñuy dem au début doxoon na waaye doo dem ba ay jamono ñoom ñu gis ne modèle bi am na problème bi modèle bi am mooy rendement bi daa commencé wàññeeku te rendement bi wàññeeku yokkal na nit ñi seeni salaire kon yokk nañ payoor waaye rendement di kon na di wàññeeku ñu ne kon ndaxte xaalis nekkut mooy le seul facteur motivant kon am na leneen loo xam ne mooy motiver nit ki ci liggéey bi mu war a liggéey ñu ne mooy lan ñu ne la reconsidération de l'homme il faut reconsidérer l'homme parce que modèle yi ko jiitu seen li façon bi ñu amoon c'était déshumanisant jëlutoon en question nit ki l'individu ak ay yëg-yëgam mooy diineem bëgg-bëggam dundinam nekkinam jëlu ko woon en compte loolu sax d'ailleurs moo tax li ñuy wax l'école des relations humaines juddu lii am tey nga xam ne école des relations humaines daanaka moo ko tàmbali yaatal ko ba mu agsi loolu tax mu judd mooy pour justement contrer ce modèle capitaliste ce modèle exploitant nga xam ne nit ki moom yoonam néew ci li seen yoon néew ci li ñu am waaye ñoom la nit ki fexe ba di liggéey di tax ñi nga xam ne mooy la minorité di mën di gis seen bopp Sëñ Tuubaa nag bi mu ñëwee moom daa tënku si li yàlla wax rek ne lu ma bind yi nit a ma ci gënal mu jël nit kooku defar ko defar nit ki defar boo xam ne bu ko dugalee société nit ki day jariñ société bi waaye du ko yàq mooy li mu wax sànq mooy le travail collectif te loolu tamit la Sëñ Xaadim junjoon sànq mooy nan artificielle la ko waxee xaw ma lan intelligence artificielle mais collective waaw loolu la rek Sëñ Tuubaa nag ci loolu la ne ci loolu la tàmbalee defar ko ba murid bi bu génnee ci daara ji ba noppi ba sëriñ bi noppi ci moom mooy li sëñ Omar Sène doon wax sànq ci tarbiya gi buñ ko joxee société bu mën di doon du màbb société ba waaye da koy defar foofu nag la modèle murid nekk quelque chose de particulière waaye tamit nag indi nag une solution une vraie solution ci crise ak problème yi nga xam ne nii moom la ñuy jàkkoonteel crise ak problème yooyu nag modèle murid daf see am ndam goo xam ne rencontré na jafe-jafe yu bari dëkk bi wëlbatiku na crise yi bari nanu contraintes yi bari nanu waaye li murid yi bëgg moom saa su ne ñoom ñu ngi koy am mooy li sunu mbokk Baay Faal yi wax naan li sëriñ bi bëgg faaw mu am sëriñ bi moom na bëgg rek bu ko defee Pastef gi ci gannaaw moom li sëriñ bi bëgg dana am foofu nag la ñuy xool nag l'efficacité du modèle économique mouride foofu lay ñëwee bi nga xam ne Cheikh Omar Bamba Diop mii moo ko war a def xam nga sànq mu ngi koy tudd ci nekk nu sëriñ bi njaareem dafa am benn parti bi tubaab bi Antoine Le Self di bind naan ce cheikh détient une puissance innée dont la raison n'arrive pas à appréhender la source nee naa souvent ñun te ni mu ko jeexale ne je sais que les hommes les prophètes et les hommes saints qui ont mené des guerres saintes l'ont fait sans détenir la moitié de la force dont détient ce cheikh waaye nee naa bu ñëwee rek wax loolu neex na lool réy na lool waaye day manqué ndax li tax mu wax loolu mooy tubaab bi saa bu mësaan dem ba ñàkk pexe si ku mu bëgg a faagaagal bu ñàkkee pexe Antoine Le Self lay yónni moom mooy nekk toujours le dernier rempart te saa bu mësaan a ñëw day am li mu bëgg da koy am képp ku tubaab bi jéem si yow dara ba sonn mënul Antoine Le Self lay yónni te Antoine Le Self saa bu ñëwee balaa muy dem la mu bëggoon moom dana ko am dana faagaagal ko dana ko faat wala mu yàqal ko Antoine Le Self nag bett na nu nekk Sëñ Tuubaa njaareem bett na ko nu ne bët dajji na bunt fekk Sëñ Tuubaa toog tëb nay sàkket fekk Sëñ Tuubaa nu ne bett na ko Sëñ Tuubaa ñi dem ba metti woon leen ba koy wax sëriñ bi naan ko kii de boo nu bàyyi woon ak moom sax ñu jëflante ak moom ndax moom ñàkk wargam bi mu la ñàkk war ma Sëñ Tuubaa daa muuñ ne leen ndax de
lii setal sama diggante ak tubaab bi si moom mii lay jaar bett gi mu doon bett Sëriñ Tuubaa si situation bu nekk te mësta am une situation contraignante wala une situation ne da nga fay jógee ne ah sëriñ bii de xeeb nañ ko ba mu demee nag ba sonn moom moo bind loolu témoignage boobu daal ne ce cheikh détient une force innée dont la raison n'arrive pas à expliquer la source. Je sais que les hommes, les prophètes et les hommes saints qui ont mené des guerres saintes l'ont fait sans détenir la moitié de la force dont détient ce Cheikh Ahmadou Bamba. Kon Sëriñ Tuubaa moom bu dee moom rek la moom lépp sotti na kon dañuy attaquer